lañu dem war a football yi ngay génnee booy yi di dem baali ñaata yoon ah 2006 du lool ngeen def dem naan da ngeen di dem ay soirée rek yu kenn xamul sa dëjëw ndey ay Pape Bouba Diop nañ dem coupe du monde li sa làmmiñ bi di rëy yëpp nañ dem coupe du monde 2002 lan nga def coupe du monde 2002 Sénégal France gis nañ ne mu demee dëgg la yaa def différence dindi Franck Leboeuf centré Pape Bouba dugal mais El Hadj contre Danemark lan nga def El Hadj contre Uruguay bu doonoon Pape Bouba Diop El Hadj ñibbisi nañu mais El Hadj Diouf contre Suède duutante rek nga doon def ci terrain bi exploit individuel Henri Camara moo ñu ci génne duutante rek la nga doon def yëpp amul njeexital daal amul njeexital dëgg la nag man maa ngi doon kontaan bi ma la gisee ngay duut di dëpp ko dippi yaa ngi doon duut di dëpp ko dippi mais benn passe décisif defoo ko ci coupe du monde bi El Hadj tëjal sa gat El Hadj noppil sinon ñu wax la sa baaxu maam yaa ngi dégg kattal sa ndey nga noppi yow ak yeneen doomeraam yëpp laay maasaale ay maam góor jazaaka ay xawma kan ak kan doomi sarap ndeem yooyu noonu yëpp ñun ñu ngeeg archive yi yéen ñëpp xam nañu leen ku fi wax loo waruta wax dinañ téegal sa ndey ñun nee nañ leen El Hadj Diouf ak Demba Diouf lañ ci yemale képp ku ànd ak Macky Sall ñun dañu lay considérer comme Macky Sall téegalaali sa ndey ma ni képp ku ànd ak Macky Sall ci 2018 bii képp ku ànd ak Macky Sall ci 2018 bii ak koo mën a doon laa wax ak noo mën a sant doonal sëriñ doonal xërëmkat doonal franc-maçon dinañ téegal sa ndey yéen ñëpp nag ay Ami Mbacke Thiam ak yooyu sarap ndem tekkiwu leen ko Ami Mbacke Thiam nga xam ni kenn xamul lu mu doon kenn xamul ndax góor nga kenn xamul ndax jigéen nga kenn xamul ndax góor nga kenn xamul ndax jigéen nga Ami Mbacke Thiam xanaa da nga am nguunu ngaan a bokk kattal sa ndey yow tam dem uti jëkkër balaa ngaa nëpp war nañ vérifier yow sa sexe lan la yow Ami Mbacke Thiam war nañ vérifier loolu lu gars yi lu mat a seet la lan nga yor ci sa slip kenn xamul li nga doon Ami Mbacke Thiam may wax nga naan waaw mouvement de soutien Macky Sall yi Macky daanu na yow rek laa wax nga ndey Macky Sall yow kese billaahi ba ma déggee yooyu sax man sama xel dafa dal waaw su ma gisee yenn doomeraam yi umaate naan dañuy dem di jàppale ji Macky Sall rek man sama xel dafay dal parce que ay doomeraam yoo xamante ne dañuy umaate ku ñu àndal nga daanu bokk na ci Youssou Ndour bokk na ci El Hadj Diouf moomu bokk na ci Ami Mbacke Thiam Gaston ñoom ñëpp ku ñu àndal nga daanu Gaston le fait que Orange bàyyi ko mais da doon Orange Gaston yow sa jaal boobu noonu laa yow Gaston Mbengue xaw ma Gaston sa datta ndey yow da ngay umaate ba nga ànd ak Malick Gakou laa xam ne Malick Gakou du sori dañ koy duma moo tax ñu gañe ko Guédiawaye malgré que teel koo bàyyi mais sa négativité moo bari ay doomeraam yoo xamante ni nii tekkiwuñu dëjëw ndeyam ay maître chanteur lañu mais Macky Sall ngeen mën a nax mais munoo leen ndax askan wi c'est impossible mani Macky Sall ngeen mën a nax moom la deuxième mandat actuellement obsédé tey jii Macky Sall il est obsédé par son deuxième mandat benn ñoxor njaay mooy jóge fële rek ne mouvement de soutien mu dóor ko 50 millions
kon na gaay xam ni Macky Sall mooy doome xaram rek mais du xoolal barke Serigne Bamba Macky Sall mooy li ma la doon wax rek par A day dem par B day dem par A mooy nañ ku nekk jëli carte d'identité ndax dinañ pare loo xamante ni bii benn marche boo xam ne képp koo xam ne yaa ngi biir Sénégal wala yaa ngi ci àdduna bi jotoo sa carte d'identité am nga dem sañ-sañ fa ñu def carte d'identité yi ñu téegal seen ndey waaw opération foqati bi ñu doon wax noonu non foog mu am parce que état bu cuune mooy état boo xam ne munul avec 54 milliards 52 la ñuy wax ëpp na ko 52 milliards état boobu munul jox carte d'identité askanam carte d'identité nga xamante ni loolu mooy li ñu état njëkk a amel mooy identité boo juddoo lan nga boo juree doom lan ngay njëkk a def lan ngay njëkk a def acte de naissance boobu turu ndey da ciy nekk turu baay da ciy nekk état li mu njëkk a amel ay citoyen am mooy identité am premier droit laa wax bi mu amel citoyen am ca juddoom mooy extrait de naissance après ay droit à un habitat sain droit à l'alimentation droit à l'éducation droit à l'information yooyu yëpp ay droit la nekkul loo xam ne dañ leen koy ñaan man damay bañ gaañ taxaw naan ñu ngi ñaan président Macky Sall ñu ngi ñaan Macky Sall kenn waru ko ñaan lëfal ndeyam dañu war a weñ ndey loxoom ne ko kattal sa ndey dem defi nangam parce que moom moo ñuy liggéeyal Macky Sall moo ñuy liggéeyal ndox bu amul am nañ sañ-sañ ne ko hey kattal sa ndey liggéey gaa yi am ndox bu courant amul ci ñi amul courant am nañ sañ-sañ ne kattal sa ndey uti courant on le paye pourquoi jox ko caisse noire xam nga budget 80 milliards te yokku na environ 90 milliards ba noppi Sénégal mënuñu am ndox mënuñu am courant bu ñu xorom job ndem ngeen ne noonu duñu dañuy xorom xolal ba aromagi ko dañuy xorom lëfal ndem ba aromagi ko kenn mënu ci dara ay dooméram yoo xamante ni sarab ndem tekkiwuñu ko ay dooméram yoo xamante ni Macky Sall dooméram de l'année xam nga Assane Diouf mooy l'homme de l'année le patriote Assane moom la ñu consacré loolu noonu te kenn mënu koo dindi képp ku wax leneen rek wala nga jox ko keneen kan ko jox maamam ñëpp seen dëjëw ndey pour muy leer keneen koo kuñ fi wax ne mooy l'homme de l'année rek ku dul Assane Diouf li ko dalee 7e génération maamaatam di wàcc ba ci moom dëjëw ndeem man maa ko wax Assane Diouf moo fi ne Assane Diouf mooy l'homme de l'année moo fi def lu kenn musul def tiim ab dooméram ne ko dooméram nga waaye gàcce ngaalaama Assane loolu kenn du ko xëccoog Assane Diouf mais nag contraire u l'homme de l'année mooy lan contraire u homme de l'année mooy lan dooméram de l'année dooméram de l'année nag dooméram de l'année nag wax dëgg yàlla depuis 2012 ba néega ni Macky Sall xëccëwu ko kenn 2012 ba tey Macky Sall xëccëwul dooméram de l'année ak kenn at bu jot moom lañ koy fal mooy dulkat de l'année mooy fenkat de l'année diggee te du ko def de l'année ah xaj de l'année mbaam de l'année hypocrite de l'année lâche de l'année méchant de l'année lépp Macky Sall roñ na ko jël na ndam li trophée be coupe yëpp jël na ko moom Macky Sall roñ na lépp def ko ci dëjëw ndey Marème Faye Sall nag Macky Sall laa wax
Macky xëccoowul ak kenn lenn lépp la jël. délinquant fiscal de l'année xam ngeen ko Youssou Ndour fayal ndey suñuy impôt Youssou impôt bi ñu ameel yépp de 1000 xoolal bi nga taxawalee say entreprise l'observateur nga njëkk a taxawal RFM rajo Futur Média ba TFM ak leneen impôt yi nga fayul yépp xoolal mu ngi ci service des impôts kenn mënu koo effacer xoolal dañuy remonter dans le temps yow Youssou Ndour délinquant de l'année yaa koy jëlati encore loolu tam xëccoowoo ko kenn yow Youssou Ndour yaay délinquant fiscal de l'année fayal ndey suñuy impôt markatu taat de l'année les markatu taat de l'année prix bi wax dëgg yàlla dafa seere prix markatu taat de l'année dafa seere lool kenn mënu leen départager Moustapha Niass Tanor Dieng Bassirou Gueye ak Youssou Ndour moom tam day ñëw di xëccoowaat prix boobu ñoom ñooy markatu taat de l'année ñoom martaat rek ñoom ñëpp jaay nañ seen ngor Moustapha Niass jaay na partem Tanor Dieng tas na nday PS Youssou Ndour moom mooy loolu ay markatu taat mais dinaa leen tegee de côté xam ne ñoom ñëpp ay markatu taat lañ mais markatu taat bi gën bee ngand Bassirou Gueye procureur de la République yow comme ni ma la koy waxee chaque jour rek tu es toujours indigne d'être un procureur wax dëgg yàlla man xaw ma naka nga def ba nekk procureur wala ba nekk magistrat non man ba tey daf ma jaaxal quoi parce que loo xamante ni loi bi tegu la ko Macky Sall amul sañ-sañ bi mais ku kat sa ndey nga yow Bass Gueye markatu taatu Macky Sall ak parce que lan prix de procureur da laa neex nekk procureur da laa neex moo tax ngay martaatu Macky Sall ak ñeneen ñi ci des mais ku téegal sa ndey nga yow Bassirou Gueye yow ku kat sa ndey nga Sénégal gépp bu ma doon seppi ki gën a dooméraama ci ces Sénégalais yow ci ngay bokk parce que tu es un lâche espèce bi gën a pure bi nga xam ni moo gën a bon ci lâcheté yow Bassirou Gueye yow fa nga bokk yow Bass procureur de la République dignité aucune kattal sanday yow Bass Gueye yaa jàpp Assane Diouf ba pare bàyyi Penda Ba yaa tëj lu Khalifa Sall ba noppi seetaan Oumar Anne bu kuddu ak waa ji nekk poste ak ñeneen ñëpp ñu ngi waroon boo defoon sa liggéey yow Bass Gueye heure bii yow sa jëmmi bopp yaa ngi ci kaso bi yow procureur traître de l'année traître ñi nga xam ne dañoo trahir de l'année nominé yi Serigne Mbacké Ndiaye Souleymane Ndéné Ndiaye Talla Sylla waaye Talla jël nga ndam li traître bu kat sa ndey nga yow Talla Sylla yow man nga njëkk a bett yow Talla Sylla traître bu ibbi sa lëfal ndey nga yow Talla Sylla doome xaraam nga Idrissa Seck nga dem naxanteeg moom ba jël méeréem wor ko naan tey waaw Idrissa Seck waaw mooy raw Hitler nangam yow kattal sa ndey yow Talla Sylla jaam nga te bàyyil booy waxati naan da ngay indi ay sérieux naan wàlliwu nga doo sarap ndeyam yow Talla Sylla doo dëjëw ndeyam waaw ba nga demee ñaareel ba tey kenn xamatul fooy taxaw ba nga ñaareelee ba néga ni Talla Sylla ba tey kenn xamul fooy taxaw dooméraam nga waaw Siré Dia merci El Hadj As Gueye Siré Dia gaa yoo xamante ni nekk ci réew mi di sàcc ndey suñuy milliards
ñun askan wi ñu ngi toog di souffrir ba pare ngeen bëgg ñu gëmloo ko ni Macky mu ngi liggéey sarap ndeem la Macky liggéeyul man ni cottu ndeem la Macky Sall liggéeyul Talla Sylla yaa fi woyoon en 2013 yónni naan Macky Sall doo dem léegi de Macky day dem woyaatal woy wi nag Talla boo woyaatul woy wi rek doo gor soo woyaatul woy wi rek doo gor Macky Sall ay doomeram rek la àndal moom ci boppam dafa am Macky Sall dafa am loo xamante ne daa nekk ci moom waaw mooy que ni dafa am doomeram joo xam moom doomeram la ba pare am pouvoir xëcc képp kuy doomeram rek doo mën a résister Macky Sall ay Souleymane Ndéné Ndiaye Serigne Mbacké Thiam ak doomu xaraam jooju noonu nekk Pikine nga xam ne tailleur la dem créer benn faux parti naan di santeloo nekkoon fii ci opposition bi ci législative la changé vestam waaye dimbali leen ma ci waa ji xaaral vidéo ma ngi fii sax ngeen déglu la mu doon wax Macky Sall yàggul dara ça c'était juste avant élection législative yi nga dem usurper élection législative yi ñëw nga dem usurper turu waa coalition Ablaye Wade jël même bulletin que Ablaye Wade gars yi di jaawale bulletin yi di la votel yaay doomeram yow yaa katt sa ndey doome xaj yow moom xaw ma nu tricheur yow sàccil de fenkat de la ne laa la war a tuddee xaw ma nu ma la war a tuddee du ngeen ma xaaral waaw kay Ousmane Faye tailleur la ab tailleur bu téegal ndeem la tayal bay bëgg a dee bugul liggéey nelaw ba midi 1h lay def waaw xam nañ ko bu baax waaw buñ demee benn ñaar ñett ngay demander ay émission dem Sen TV pour xas Ablaye Wade élection législative yi nga dem campagne électorale amoo sax programme sa programme yépp Ablaye Wade moo fi defoon lii Ablaye Wade te yow yaa fi doon taxaw yaa fi taxawoon di tagg Karim Wade yow Ousmane Faye ak Ablaye Wade ku kat sa ndey nga laay boloon naa la fi mais comme rétrospective la ñu nekk damay jëlaat roof boo xam ne day am persil am pooro am laaj poobar xorom ak lépp liy dem ci roof rek ñuus ko sa lëfal ndey yow Ousmane Faye déglu leen Ousmane Faye la mu doon wax déglu leen ko waaw bi dëmm la xaw ma nu mu def ba sama sono bi paasewul dëmm moom mënul weesu lii dëmm mënul weesu lii Ousmane Faye dëmm nga maa ngi bëgg a tegal gars yi sa xas bi nga doon xas Macky Sall yaa 5 mois de cela loolu rek laa la bëggoon tegalaat mais dinañ ko dégg de Radio mode, box play mode. kooku ma ne ko malgré tout
non mais vraiment Ousmane Faye sa dëjëw ndey Ousmane Faye mooy dëmm sama appareil bi de alors xam nga lu voilà mu nekkoon dañ ko doon simb nag léeg-léeg nga sa yaram tàng nga defe ne gay ne ga wante boo demee ci àll bi xam ne doo dara deful dara xam nga sax mi ngi wax loolu xam nga maa ngi koy wax barki dem mu ne ko mu ngi taxaw fee ci pont ba naan xam nga pont bi ni échangeur bi ni laar du ko defar xam nga kooku ma ne ko malgré tout nag c'est un grand nilaar moo ko bëggee nga bañ ko moom nilaar xam nga nilaar moom Macky Sall nilaar fa la yem moom c'est un grand cuune ma ne ko nag nilaar kay nilaar mën na defar lu raw échangeur boo xamante ni dañu ko ficelé financement bi bouclé ko ba moom sax moo ko tardel Karim Wade document bi mu ñu jox présenté ñu ko en séminaire en 2012 mais affaire bi ak financement yi politique bëgg wax Macky Sall nulaar la mais mbaadu da nga bëgg a yee gaynde gi nelaw bi waaye man gaynde buy nelaw xam nga lu waaye da doon simb rek xam nga fa mu nekkoon dañ ko doon simb nag léeg-léeg nga sa yaram tàng nga defe ne gay ne ga wante boo demee ci àll bi xam ne doo dara gaynde simb bu jigéen sax du bu góor bu jigéen xam nga bu góor sax day njax donte cuune la dégg ngeen ko de pour wal leen ni ngor ci boppam ngor moo amatul Sénégal lii bi mu koy wax ak bi Ousmane Faye bi Macky Sall di ko recevoir financé ko mu naan ay noo day demal boppam xoolal xaalis bi dafa téegal ndey xaalis bi ci kontam di jël taxi di paas nank-nank di dem ay di doxantu sonalul boppam ci kii bi morning bi ko Macky Sall joxoon pour mu campagne lépp Ousmane Faye moo dem ba Tiwaawan moom Ousmane Faye dem ba biir Tiwaawan ci élection législative yi ci biir élection législative yi ba muy def campagne ñu tàllal ko micro mu ne fii moom xam naa ni Macky Sall moo fiy gañe sax waaye na ma ci mosal tuuti est-ce que dégg ngeen doome xaraam yii nii ñii ñëpp dinañ leen éliminer tëj seen ndey ci biir kaso bi bépp xaalis bu ñu leen jox dinañ ko récupérer roof ko seen tuunu ndey yi ñii Sénégal 80% yëpp nii la ñu mel mais sénégalais yi sama gars yi dama bëgg ñu déglu ma ak xel dégloo ma ak xel mooy lan mooy Macky Sall déglu leen Macky Sall en 2011 déglu Macky Sall en 2012 non ngeen xam ni sénégalais mën a wor billahi sénégalais moo mën a trahir man ku ma ne woon Macky Sall malgré que je n'ai pas voté pour lui malgré que voté wuma pour moom mais wax dëgg yàlla sama côté man xamoon naa ni doomeram la moom Macky Sall mais fooguma woon ni xam nga maanaam à ce point dina raté nii train bi quoi moom Macky Sall xalaatuma ko woon mukk ndax Sénégal tey toll na foo xamante ni yéen ñii ñëpp amal tuuti yéene rek même loo cuune amal tuuti yéene mais Macky Sall problème bi mooy amul yéene man xam nga fan laa xam ne Macky Sall lu dem fal nañ ko élection la xawma ñaata mars ñu teg ci ñaari fan non 2 semaines Macky Sall fekk Sarkozy en pleine campagne électorale ne ko Ablaye Wade contrat yi nga xam ni romproon na ko ci diggante France ak Sénégal yépp delloo naa contrat yi fa mu nekkoon ki mooy doomeram armée française Ablaye def ci liggéey bu rëy dàq leen ca xaj français yi génn laaj leen Juppé kan mooy Ablaye Wade xam na ko Alain Juppé laaj leen ko kan mooy Ablaye Wade luñ ko xas nangul ko patriotisme te loolu moo am solo ci réew ay vautours ñoo waroon Ablaye Wade genre Farba Senghor yi ay Pape Samba Mboup ñoom ñëpp trahir nañ ko tey loolu moo manqué woon Ablaye Wade ay vrai doom yoo xam ne Ablaye Wade bu naree dugal boppam fi yoo xam ne du loonu doom yooyu dinañ ci taxaw xar seen tànku tubéy ay Souleymane Ndéné Ndiaye
waaw ku mësa ku transhumé dañ la war a rey yow xarul Souleymane Ndéné Ndiaye dañ lay tegalaatal li nga waxoon lépp ba keroog ngay xaru kenn du la rey di ci am bàkkaar yow booy déggaat say waxu démb normalement su dee nee nga sëtu xawma kan nga te loolu noonu dinaa ci ñëw tuuti na gaay di moytu di bàqoo ay sama maam nañuy fexe suñuy maam ak suñuy waajur ñun ñu leen di gën nañuy fexe loolu tey jii nii France mën naa ne seen personnalité yi gën a ngand bokk na ci France de Gaulle le général de Gaulle mais mës ngeen dégg kenn taxaw naan de Gaulle mooy suma maam France dem leen États-Unis ndax di ngeen gis kenn kuy bàkkoo ne moom mooy sëtu John Fitzgerald Kennedy wala mooy sëtu Abraham Lincoln wala George Washington. Sénégal nañu am esprit de dépassement xam ni ñun ñoo war a gën suñuy maam yi liñ fi bàyyi woon c'est obsolète c'est obsolète maanaam dafa weesu ñun ñoo war a gën suñuy maam gën suñuy baay suñuy doom ñëw gën ñu loolu mooy dëgg entre parenthèse la woon rek laa doon def El Hadj Diouf nag maître El Hadj Diouf su fekkente ni bëggoo défendre Assane Diouf non taxawal publiquement nga ni je ne défends plus Assane Diouf maître El Hadj Diouf yow laay waxal bu fekkente ni parce que Maimouna Bousso li ko dal naqarlu nañ ko ba ci kanamu yàlla Maimouna Bousso li ko dal dañ koy naqarlu ba ci kanamu yàlla metti nañu lool mais comme politicienne la te yaakaar nga ci moom dara génn nga def conférence de presse Khalifa Sall nekkatoo député lu gaaw solaat nga sa robe avocat man maître El Hadj Diouf vraiment man damay douter que ni yow est-ce que vraiment yow yaa avocat l'avocat du peuple bi ngay woote est-ce que dëgg la ci yow maître El Hadj Diouf Assane Diouf man su ma nekkoon avocat am heure bii nii man maa ngi prison ne tant que libéré wuñu ko wala ñu wax ma lan la Assane Diouf def nañ ñu wax lan la Assane Diouf def lan lañ ko jàppee pourquoi ils ont arrêté Assane Diouf loolu mooy question bi kenn xamul Assane Diouf lan lañ ko jàppee ba léegi nii man pourquoi Assane Diouf tey jii heure bii mu fekk ko ci kaso bi te yow maître El Hadj Diouf nga ne yow yaa avocat du peuple di demander xaw ma ñaata ci xaalis xam nga maître politicien nga rek waaw politicien nga rek te nag dinañ la jox ultimatum bu fekkente ni bëggoo défendre le dossier bëggoo cee wax di ñu gëmloo naan Assane mu ngi ci jàmm Assane kattul ndeem nekk ci jàmm Assane mënul nekk ci jàmm entre quatre murs Assane mënul nekk ci jàmm ñaari doomam nekk États-Unis heure bii place Assane Diouf États-Unis la dañ koo déporté ci lu dul yoon indi ko Sénégal tooñ ko doomeram bu tudd Mamor Mbaye patron Mbakiwu Faye politicien bu toccottu ndeyam nitu intérêt malgré que nee nañu moom mooy représentant xalif général des Mourides xawma Dakar xawma lan suñu yoon nekkul ci loolu moom Mbakiwu Faye moom Touba TV moom la ñu tegoon ay porno pendant 20 minutes loolu yëpp yëg nañu ko kattal seen ndey fële maître El Hadj Diouf heure bi waroon na la fekk nga woote conférence de presse wax ne Assane Diouf lii ak lii lañ ko jàppee boo ko mënul défendre nag nga wax ñu yow kese doo avocat grande gueule nga rek mais xoolal bis boo ko xoolal xam réyoo làmmiñ sax maître El Hadj Diouf réyoo làmmiñ bis bu ñu la fi jëlee les live dinañ xorom sa ndey ba nga mere lu ñu doon juree yow maître El Hadj Diouf bu yaboo nag tu as intérêt nga wax ci dossier El Hadj Assane Diouf moo gën ci yow man à la rigueur damay jàpp ne yow benn comédien nga comme gars yi ni ñu ko doon waxee que ne yow comédien nga quoi
da ngay sóob rek naan ay avocat du peuple di mbubboo naan nangam nangam mais doo avocat du peuple. Avocat du peuple day défendre le peuple. Le peuple tey est derrière Assane Diouf. Le peuple est en prison. Tant que Assane Diouf mu ngi ci biir kaso bi le peuple bi nga naan yooyee avocat am jàppal ni le peuple est en prison parce que Assane c'est le peuple. Le peuple opprimé. Le peuple insurgé. Assane Diouf la moo koy incarné. kon tey boo ko défendrul maître y a quelque chose dañu bëgg nga lettuñu mooy nga ñëw ñu defal ñu conférence de presse défendre dossier bi létt nga firiñu nag mooy nga retiré wu ñu xorom sa ndey loolu rek la nag laajuñ la lu métti loolu rek la sama gaay am na lu bëree bëri lu ma bëggoon wax mais wax dëgg yàlla dama sonn wax dëgg yàlla waaw li ma war a wax yëpp te xew ci année 2017 bi man moom laa tijjee nee naa leen année 2017 bi mooy sama pire année mooy année bi nga xamante ne wax dëgg yàlla personnellement sax même loo xam ne sax jotewul ak Sénégal ndax néew mais personnellement année 2017 dafa nekk année boo xam ne wax dëgg yàlla li ma ci dund man ñaanuma yàlla parce que ay sénégalais yoo bokkal nekk ci gox da ngay nekk ak ñoom ci gox waa New York waa Paris Marseille gaa yooyu mën nañ maa seede que ni sénégalais baaxul da ngay di nekk dëkkandoo génn bitim réew képp koo xam ne voyagé goo nag mosoo génn Sénégal dinaa leen digal benn affaire de ku yàlla dimbali nga voyagé boo génnee Sénégal ak même bu dee Gambie ak Mauritanie moom munoo foo ñàkk a gis sénégalais mais yàlla kum fi yóbbu tugal bul jéem a fréquenter fu sénégalais di nekk bul dem daayira bul dem ceet bul dem dara sa liggéeykaay wàcc tëdd billahi képp ku ko def doo ko rëcc organisation yooyu noonu ay association des sénégalais nangam lépp ay duul la ci la ñuy profitoo xam sa biir xam sa biti yàqal la détruire la sénégalais du dara waaw képp ku nekk bitim réew nag képp koo xam ne mës nga immigré di nga xam ne la la yàqal du tubaab yi nga fekki de mais sénégalais ya nga fa fekk la ñoo la ko yàqal wallahi al azim sénégalais yi vraiment je ne les comprends pas billahi je ne les comprends pas kenn ku ci nekk xoolal chacun pour soi képp ku ci yàlla dimbali nga génn dem bitim réew sooy am xarit amal xaritu français wala xarit ñooñu duñ la trahir wallahi duñ la war mais sénégalais parce que danaan kii man maa ko jiitu ci réew mi maa ko jiitu ci mim réew xam nga mu ñëw bëgg ma dépasser di yónnee seen kër te man mënumaa yónnee maa ko jiitu ci dëkk bi mu ngi tabax kër te man mënuma tabax lan la ñuy def seet nuñ la yàqalee ngeen baal ma rek ma am ku ma retiré bloqué ndem mooy li ma leen wax sànk rek fii da ngay yaru boo yaruwul ma bloqué sa ndey ay doomeeraam ngeen rek man dootuma fi nekk sax di kii damay bloqué rek wax ji jeex yee kon conseil boobu daal laa leen bëggoon tëjalee di leen xam ni waroon nañu wax ci Libi bi waroon nañu wax lu yaatoo yaatu ci lu bëree bëri mais vraiment doomu aadama laa te doomu aadama moom day sonn wax dëgg yàlla waaw sonn naa trop fu mu ne nii wax dëgg yàlla mais di leen xamal que ni le combat continue adhérer au mouvement dafa jot le mouvement dafa jot mooy lan mooy mouvement bi nga xamante ni bii patriotisme rek la woote wuñu parti politique waxuñu militantisme patriotisme lañu woote ñun waa mouvement dafa jot nañu simmi mbubbu militant yi ay man karimiste la man xalifiste la
man réew mi laa bokk Idrissa Seck laa gëm Ousmane Sonko laa gëm bu ñu gëm kenn nañu gëm Sénégal ñooñu noonu ay hommes lañu. On a besoin des institutions yi lan moo ko mën a taxawal ay patriotes ñoo mën a taxawal ay institutions fortes kon rejoignez le mouvement bi nag terewul kenn doon partisan sauf doome xaraam yi nekk Benno Bokk Yaakaar ñun suñu mouvement Benno Bokk Yaakaar APR lañ ciy bañ mais fu la neex am nga sañ-sañ militer démocratiquement bu la neexee nekk ci réew mi bu la neexee nekk karimiste su la neexee nekk xalifiste parce que ñun suñu combat injustice la. D'ailleurs j'en profite pour vous rappeler que ni le 3 am na benn grande manifestation contre l'injustice au Sénégal fii ci à Paris ak Sénégal le jour bu ñuy juger Khalifa Sall na gaa yëpp daje 7 heures na leen fekk palais de justice waaw dafa jot bi jib ñëpp di dégg dafa jot bi waaw na ko ñëpp teewe mais Paris itam war nañ fa def manifestation le 3 janvier à Paris 16e bu ngeen métro bi ngay jël ligne 6 ak 9 à 14 heures ça c'est à Paris waaw bëggee naa leen bu wér a wér damay may benn son Assane Diouf Assane comme mooy l'homme de l'année ma déjee ko benn son Assane yaa moom son bi waaw bëgg naa leen yéen ñëpp Assane Diagne jaajëf jaamu buur bëgg naa la dama dof am lu ma dal am bëggeelooy sama xol bi leen Sall sa laay war a wax ndey ci Macky Sall Ali Nguy Ndiaye Youssou Ndour di wax ci ma Samba wala ma Demba di yàq der loolu baaxul man bu kenn xaar may toog di laayfal ay xawma kan ak kan te groupe boobu noonu duma tudd seen tur groupe boobu noonu defoon ay documentaire vidéo ci Assane te yéen groupe boobu noonu xam ngeen seen bopp dem ngeen falsifier histoire parce que yàlla may na leen xarañ jàng ngeen informatique ngeen manipuler seeni kii naan ay Assane da doon def ay extorsion te seen axulaay taala xam ngeen ne Assane musul def extorsion lépp ay montage la comme film rek waaw def son woy gars yi ko dégg rek ne Assane fenkat la man ba ma seetaanee vidéo bi laa gën a bëgg Assane yéen seen xarañte boobu bu doon dëgg la même bu doon Assane dafay fen Sénégalais yi fen bi Macky Sall teg ñu fen bi ñu Macky Sall teg wallahi ça touche au moins 14 millions de Sénégalais Assane ay 5000 vues la doon am en tout boo xoolee ñii seetaan vidéo bi yëpp matuñu 100 000 personnes ngeen acharné wu ci Assane parce que lan la am na ñoo xamante ne ñu ngi doon am ay 50 vues ay Matar la Kagulaar xawma ak kan ñu ngi doon live avant Assane Diouf ay 20 vues lañ doon am kenn du seetaan day seen live yi tey bu live xewee ba kenn ku ci nekk di mu koy jaral ngay jënd téléphone yu bees di seetaan live Assane Diouf moo tax gore di ngeen yéen ñëpp du ngeen ci dëjëw ndeem da ngeen doon live avant Assane 20 vues ngeen doon am maximum 30 vues moo doon record bi Assane moo yóbbu baar bi tey ba ay 5000 vues recordu Assane bi ma mës a seetaan 5000 et quelques vues la mais bu ngeen fi bëggee taxaw di dem di manipuler def ay montage di couper ay voix waaw ay Assane moo jëndal loolu ci seen yoon
Assane jënd na 6 kër Serigne Touba day fen wala day wax dëggul ñun loolu intéressé wuñu suñu yoon nekku ci na Assane fen suñu man fenu Assane moo ma gënal ay fenu Macky Sall fenu Macky Sall ça touche 14 millions ou bien 15 millions de Sénégalais 6 këru Assane yooyu ngeen ne day fen nag loolu Assane la concerné vie privée Assane da doon sàcc da doon agressé démb suñu yoon nekku ci intéressé wuñu bu dee xarañ ngeen mani bu dee xarañ ngeen 7 milliards de Taïwan yi ñuy jiiñ Macky Sall def leen ci vidéo bu dee xarañ ngeen Amadou Mbaam Xuux Sall doomu Macky Sall entreprise yi muy tijji di bay def leen ci vidéo mais malheureusement il me semble que yéen Sénégal taxu leen a jóg tur ngeen di ut ak bañ Assane bëgg ko détruire mais Assane yàllaa ko sanc dëjëw ndee mënoo leen ko ci Assane waaw suba buñ ko bàyyoon mu laajwaat 5000 vies yi mu doon am ngeen xam ne tey la ko gars yi gën a bëgg li ngeen doon def noonu yëpp c'est xoolal ça n'a rien servi perte ngeen ci seen temps ci zéro tey laa gën a gëm Assane man tey laa ko gën a bëgg Assane Diouf waaw di rappeler ni bëgg Assane Diouf bi maanaam mooy li ma wax rek de du question côté humain bi nii de seekuma ko Assane Diouf xaw ma ko xamuma Assane Diouf en tant que tel moom nit ki Assane Diouf nit ki en tant que tel intéressé wu ma mais patriote bi ki taal live am di wax kooku laa moo ma intéressé man mais ki nga xamante ni daa dem biiral États-Unis am ñaari doom xaw ma lan da doon def nangam loolu yëpp ñun man kooku intéressé wu ma kooku yéen la engagé waaw seen dëjëw ndey nag ñun faalewuñu leen gëmuñu leen nekk ci Facebook bi di pirater compte jàmbur yi di génnee seeni photo ba pare benn ñaar ñett ngeen génnee ndey xadis di waar ndey nit ñi yéen gëmu leen ndey yàlla balaa maa dee loolu mooy seen liggéey yéen di pirater ay compte di ko bàkkoo wéy di tëj compte jàmbur yi Père Ousmane Dramé ngi noonu ça fait 4 jours gars yi pirater compte am mënu ci def dara man de xawma yéen ndax Macky Sall ngeen di liggéeyal xawma liggéeyu leen Macky Sall mais li wér te wóor mooy vous ne rendez pas service au peuple quelle que soit votre position vous ne rendez pas service à la population qui souffre seen vidéo yooyu ngeen di def seen compte yooyu ngeen di pirater compte présidence xam suñu xaalis fan lañ koy dugal moo gënoon opportun ngeen di pirater ay compte simple gens yi toog di wax moo gën ci yéen dama ne ñun dañuy bége sama gars yi dama naroon couper live bi mais dinaa leen mayaat beneen son ñu bége waat Assane Diouf mayeel leen ma Assane Diouf ay kër mayeel leen ma Assane Diouf ay kër ma mayaat ko beneen son moom Assane Diouf wan gaa yooyu noonu tey la ñu gën a jàpp Assane tey lañ ko gën a bëgg te dinañ ko xeexal ba keroog yàlla di ko libéré. kon loolu laa leen di tàggoo non dama leen bëggoon tàggoo loolu mais dama am beneen message boo xamante ne dama bëgg Macky Sall dégg ko mooy que ni Macky tooñ du gàllaaj te yaa ngi tooñ Macky ñu la ëppoon alal Macky ñu la ëppoon xaalis daraja ñu ngi ci biir suuf tey Macky moytul sa bopp message bi ma lay jox nag suñu maam ju baax gi da baax moo ñu ko joxoon pour sa genre gi parce que da baax wàlliw la nitu yàlla la xamoon na ni Sénégal dinañ mës a toll ci période yu mel nii moo tax discours am ba mu koy def saay soo ko tegee rek xam nga lii nii may waaj a teg Abdoulaye Wade buñ ko tegaloon du ci gis boppam mais yow Macky lii bi ko maam da baax di wax boobu yaa ngi am 8 ans te kii di maam da baax tey
li muy doon nitu yàlla mu ngi ci biir suuf mu ngi ci biir suuf tey gis nga gaay yi la wër yëpp ay garde corps ak yëpp dajjëw ndeem duñ la ko mënal sa biir bàmmel sarap ndeem duñ la ko mënal sa biir bàmmel il n'est jamais trop tard pour bien faire kon sama gaay loolu laa leen di tàggoo ma leen di tàggoo message yu Serigne Abdou yàgg naa leen koy tegal nee naa leen na ko ñëpp di partager ndax lii Macky Sall daf ko war a déggati ko déggaat ko pour mën a soppeeku waaw bu dee dégg na ko tan xam lu rek mooy que ni moom xam na ni day dem safara moom Macky moom xam na ni day dem safara kon big up sama gars yi one love je vous porte tous dans mon cœur mais Assane Diouf laa def ci kaw one love sama gars yi big up. Alhaji Abdoul Aziz Khalife général Tijani nag ba nu dencee Lamine ba pare le 11 juin 1968 lii dafa xalifa ba wax. ñun ñëpp war nañu dellu suñu xel ci yàlla te xam ne fi waay nekk war na ko jéem di def lu baax ndax soo fi jógee ëllëg nga am taxawaay. bravo li nga def it fi leen liggéey amul kekki góorgóorlu leen adduna du kër teral nga ñu leen yàlla jox bu leen ko walbati ko def ko gannaay di ko xeexe seeni morom waxatuma laa fekk sa mbokkum jullit ngay dal ci kawam pour doole buñ la dénk te mu war ne ëllëg dees bi rocc ci doole ji ni ki Lamine nga ñëw tëdd fi dootoo man dara say bokk duñ la waxal lu baax dara jaru ñu leen tuuti man waxuma politique waxuma pour ñu apologiser dama leen di wax ne man ñi wax ak yéen ñi déglu lañ fab loolu def ko suñu kanam xam ne bés bi kenn ku nekk mi ngi Lamine te xam nga ñu ngay dikke lan la ñu xam ci biir Lamine fi mu nekk léegi ku ci xam dara nga yaakaar ak njort rek ngeen am ci moom ci kan la ñu yaakaar ak di jort allahu subhanahu wa taala mi nga xam ne lépp dana dem sa des nañu jaamu yàlla te bàyyi par parloo bi te bàyyi fobi te jéem a xam loo yàlla xam nañu koy jaamoo waaye di dugg ak di génn te tëral sa lammiñ te kenn su ñëwu la permis nga sëgg ci deru gor yi soo lëggee daa daje koo xam ne kii avocat du fa jariñ dara kenn rek la mooy président ba mooy juge ba mooy avocat ba mooy procureur ba dëgg moo fay avocat dëggay la yor teg yàlla ba mu xam ne kii mooy avocat bi gañe na mu ne bay naa la dëgg de nañ jaamu yàlla te bay pomi te bay kattan ñi ñu dénk nit ñu fab ko jox ñu di seen doole bopp yàlla baaxee leen jiital leen suñu kanam ñu fab doole yi jox ñu walbati ko tëgg ko gànnaay di ko réew jaam yàlla yi du dëgg jaamu leen yàlla te ngeen bay caaxaan nga mooy di dëgg